asalaamaaleykum mbokku internet asalaamaaleykum mbokk xalima Seydina Seck moom mbégte ak bànneex dellu si waat ak yéen fii ci seen biir émission dox daje nu ñu ko baaxul def mardi bu jot ci waxtu bi tey nag seen émission dox daje am gan bu ñu yow sax ñu ne gan boo xamante ne xamuñ fu ñu koy yàkkalee Mously Diakhaté la ñu koy wax ku ko xamul tamit xam nga dégg nga engagement bi nga xam ne am na ko ci wàllum politique ak bëgg bi nga xamante ni def na ko politique ak bëgg bi nga xamante aussi bëgg na ko réewam nekk député ci assemblée nationale su ma jumlee bi mooy deuxième mandat yaakaar naa wala première. deuxième voilà donc loolu njàmbaarte moo koy def kooku la ñuy daal de seen émission dox daje di ko dalal jàmm fi si xalima soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñoo ngi lay fay Seydina am mbégte jàkkaarloog mbokku internet yi fas yéene waxtaan ak ñoom di ñaan yàlla liñ fi wax lépp muy njariñu askan wi comme ni nga ko waxee rek bi mooy sama deuxième mandat ci assemblée nekk sama troisième mandat ci commune bi Hann Bel-Air. dëgg la voilà wax nga ko léegi sax deuxième mandat tey ji li nga xamante ne tey mooy sa jaar-jaar ci wàllum politique nit ñi jëf jël lañ la xamee woon nga yàgga fa lool ku ñu gis fu ñu gisee Talla Sylla gis Mously Diakhaté dar ko ngeen dem ba yéen ñaar ànd bi tàqali ko mais tàqali ko ba léegi Mously yow ba léegi nangu woo leeral lan moo ko la moo tax ngeen tàqali ko yéen ñaar yow. Talla sama xarit la bërki dem rek wax nañ plus de 2 heures de temps xam nga politique mook loolu ñoo ànd mais la ca am solo te jar caa jàpp mooy boo naanee ci ndaali ba màndi bu ci xëpp suuf. waaw bu ci xëpp suuf parce que nit ki bu ngeen àndee am nga lu la neex ci moom am nga lu la naqari ci moom comme moom itam nga zaalika naka noonu mooy day am lu ko neex ci yow am lu ko naqari ci yow su yàlla defee nag ngeen ànd ba tàggalikoo ñëw na ku nekk rafetal moo tax bi nga xamante ni yàlla def na ma génn ci parti bi nungootuma cee wax parce que loo ci wax ñu ni ba nga ca nekkee waxoo ko woon comme bi ma ca nekkee waxuma ko woon su ma ca génnee waruma wax lenn lu ma ca naqari te it nag la ma ca naqari woon ca ba may wax ni du woon nii waxoon naa ko Sénégal yëpp déggoon nañ ko kon jëratul jël si li cay jara jàpp daal mooy Talla sama xarit la sama càmmiñ la léegi la ko nekk non moom lu mus a nekk xam nga man Talla sama xarit la au-delà de politique Talla sama xarit la loolu Sénégal yëpp xam nañ ko dëgg la xam nga man bi may ànd ak Talla Sylla 2007 di wër Sénégal xam nga bi muy nekkee candidat présidentiel ñuy wër Sénégal ma ànd ak moom fu mu nekk ma nekk fa est-ce que xam nga ni boobu maa ngi nekk en état de grossesse de 5 mois. ok en état de grossesse de 5 mois laa risqué ànd ak moom parce que dama ko ñeewante woon ndax booba wéru benn te bëgg li muy def ak bëgg réew mi moo taxoon mënatul woon a reculer jotul àggale campagne boobu su ma jumulee si campagne xam nga dañu génn présidentielle rek dugg législative campagne législative la yeggalewul parce que moom bi mu ko yeggalewul tamit man maa ngi tëdd ci hôpital ba ndax ba ma jógee ci campagne ba dañ ma daal di téye hôpital ba ni ma amee doom voilà kon loolu defe naa ni bëggante gu wér gu amul benn hypocrisie nag bu amul benn hypocrisie parce que ku gis Talla Sylla xam Talla Sylla engagement bu Mously Diakhaté waxee nga xam ni moo ko formé formation politique mennum Talla Sylla rek moo ko def ci man ci Sénégal parce que man jëf-jël rek laa mos a nekk ku engagé comme jëf-jël nga mos a nekk après moom laa mos a léegi jël nga taxawal sa benn mouvement comme léegi moom mouvement mooy xew ci wàllum politique léegi ñëpp mouvement la ñuy créer mouvement bi nekkul est-ce que nekkul genre transhumance déguisé parce que yow sa diggante Macky Sall fi nekk yow APR sax yow yaa leen gën a engagé wu yow léegi. waaw xam nga nag Macky moom sama càmmiñ ndax yàlla dafa def ma dem assemblée moom it mu jógee primature ñëw assemblée nekk président assemblée may opposé wu mu nekk au pouvoir mais mu am lu ma jàng ci moom boole ko ak la ma jàngoon ci moom. ndax xam nga nit bu amee yar te teewu koo am fulla ndax yar ak yeewu lañu wax
ba pare di garder dignitéem ndax Seydina foofu di ma may ma wax la lu tax ma fonk Macky Sall boo ko seetloo ca ndawam ba ci fi mu toll bu la nee mën naa laa yoral sa alal war nga koo mën a gëm ndax kenn mësu ko dégg ci bi mu dee ak ndawam ci daray ñàkk fayda bi ñu ko joxee directeur général ba bi muy nekk président assemblée kenn déggu ko ci loo ko wërta dégg bi mu jógee assemblée waroon a mën a wax lu mu xam walla lu ñaaw walla mu inventé kenn déggu ko mu mus sa wax lu ñaaw ci Ablaye Wade mais ay ñoom Mamadou Dia ay ñoom Amath Dansokho ba muy taxaw fi di leen wax loolu dëkk Demba Ndiaye la ñu si mel ni tamit fii la fii ñëw fëkk fi benn bureau de vote ne day voté sans pièce d'identité loolu fii la ñu fekk. waaw xam nga ku nekk xam na ni. voilà ku nekk xam na ni des fois njuumte parce que nit la doomu aadama la kon njuumte la woon. waaw xam nga njuumte nit ku parfait amul. ok voilà kon yenn njuumte yu sewaan yooyu c'est pardonnable mais li ma xam daal mooy xam naa ko muy nit ku yaru li ma gën a jàpp ci moom nit koo xam ni kon yow comme yow li ngay wut ci politicien mi ngi ci président Macky Sall kuy wut nit ku am secret boo gisee Macky Sall jàpp léegi la moo la teye seyal sa mouvement bi ci biir APR bu jeex waaw xam nga président moom xam na ni man fu ma nekk rek moom laa fa nekkal te xam na ni mouvement laa yor bis bu sentiree saa su sentiree ni man damaa war a ñëw dugg si biir APR dana ma ko wax. non moom du la wax parce que fan yi gis ngeen Macky 2012 ñi ngi seey di dem ay ñoom Arouna Coumba Ndoffène ñi ngi seey di dem jàmm sa mouvement bi mooy mouvement ànd jëf si jàmm. ànd jàppoo jëf si déjà gis nga siwul sax nit ñi gars yi nga xam bëriwul donc yow kay teebal seey ko rek comme mouvement moom léegi xam nga mouvement bi yàlla defee ma jóge jëf jël ñi ma àndaloon fii ci yaraax dañu ñëw ni ma dañ lay defal mouvement de soutien mais mu am aussi ay sénégalais lambda yoo xam ne doon nañ ma suivre de près donte sori woon nañ ma ñu jige ma wax ma ni mouvement de soutien moom amul solo ndax ñaar rek moo koy waral benn nga kontaan ci sa leader walla mu mer nga di ko merle te benn bu ci nekk nit ki lay viser moo tax bi ñu ñëwee ni ànd dooleel musli kon day signifier que ni musli amul doole ànd jàppale musli day mel ni musli ci boppam rek moo compté alors li amoon solo mooy bu ñu ko defee muy affaire boo xam ne ñépp dañ ciy gis seen bopp loolu moo waral ñu créé woon mouvement boobu ci la ñu ànde woon aussi ak le président Macky Sall ci Macky 2012 bi ba yàlla def mu jël réew mi kon macha allah man damay wax ni mouvement bi yàlla barkeel na ko jig na Macky waaw jig na Macky macha allah parce que li gën a metti te gën a jafe ci àddina mooy ànd ak leader mu nekk président de la république dëgg la loolu bu ko yàlla defee ci nit ki boo amee fu la am fayda dangay xam ne affaire bi sa alal la du alalam danga ko war a sàmm moom comme ni mu koy sàmmee loolu moo waral mouvement bi juddu bi nga xamee ni président jël na réew mi aussi ñu wëlbatiku ci biir mouvement bi créé ci projet bu ñuy wax FADES Fonds d'appui économie et sociale solidarité économie et sociale boo xamante ni defuñu ko pour di may nit ñi ñaar téeméer ndax ku ne xam na ni fi ma dëkk ci Yaraax ay liggéeykat ñoo fi nekk alors da ngay gis ku xëy macha allah bëgg a dem jëndi paanu yaboyam jaay ko mën naa ñëw di la leb 15 000 wala 20 000 ñu ni pourquoi pas mënuñu créer fonds boobu ñun li ñu yàlla jox akus néew ñu fexe jàppale leen ci ñuy liggéey di fay Seydina xam nga nu ma def dama hypothéquer sama salaire dama dem ca banque IBEA bul defal publicité tamit benn banque bu xooxoo jàll na ko rek hypothéquer sama salaire jël fa 30 millions tegal leen ko fii ñuy defee émission bi mooy seen ay bureau alors ñuy liggéey di fay ñii dinañu fay ñii duñu fay mais li am solo mooy su fekkee da nga jiite mouvement te mennum yow yaa ci am ndomba tànk muy député ku ne xam na député amul xaalis est-ce que yow loolu tey danga ko war a lekk yow rek ak sa njaboot
damay wax ni liggéey dund yow ak sa njaboot kooku benn ndam nekku ci. dëgg la benn ndam nekku ci moo tax ma ni ñii il faut que ma xool naka laay def tey bu fekkee salaire bi yépp 60 millions la nga dindi 30 millions ya tegal leen ñuy liggéey di fay ndànk-ndànk alors que bu weer wi dee xëy na ñu jox la 300 000 ya ca def nga lijjanti dundee waaye lu ca mën a am solo rek mooy di fàttaliku daal ña nga àndaloon ba ngay politique jar na ko ndax mouvement bi dañoo takku ñun présidentiel na la leen ni presque 63% la ñu gagné fii ci Hann Bel-Air loolu la yàlla dogal bi yàlla defee tam ñu dem local ñu amoon fi équipe boo xam ne ñun depuis 2002 ñoo ànd di liggéey 2002 ñu am 11 conseillers 2009 ñu gagné dëkk bi sama càmmiñ jiite ko di maire bi ma topp ci di adjoint alors que di adjoint tam ñu demaat 2014 ñu dellu consolider suñu ay acquis amplifier nag daal di jëlaat dëkk bi kon mouvement bi defe naa ni la ma waxoon le 2 avril ni leen A3JD mënul gañe Yaraax mel na moom waaye ku àndul ak moom doo ko jël yàlla far nante te yàlla na yàgg. yéen daal du ngeen ren waaye mën ngeen ñàdd. waaw ñun daal dinañu fexe ba fi ñu nekk ñuy wax mooy suñu base politique. voilà ku fi ànd ak ñun daal yàlla mën na laa may ndam loolu nag sant yàlla la du suñu ngóor a mais dañ koy sant suñu borom. dëgg la may fàttali ba tey yéen a ngi seen biir émission dox daje ñi fi dalal Mously Diakhaté l'honorable député tey yaa ngi assemblée nationale tey ji assemblée rupture la ñëpp daan wax ñañ naan la woon du woon ni mais dafa mel ni assemblée bi moom moo yées si assemblée yëpp non parce que yéen dañuy indi ay projet de loi du ngeen sax xool di ñëw rek lu jógee exécutif rek ngeen voté. waa xam nga la preuve loi cadre baa ngi nii ñëw na fa ngeen voté ko léegi war na fa delluwaat naa ñu rectifier ko boo ko jàngatoon bu baax est-ce que erreur yi dina leen dal. waaw xam nga nul n'est parfait xam nga bi ñu jëlee réew mi 2000 dañu indi constitution. waaw ñu dem référendum ñu voté ko def mandat bi 5 ans ñu dem ba yàgg ñu indiwaat ko assemblée. yóbbu ko congrès parce que booba Sénat baa ngi fi ñu wëlbati ko defaat ko 7 ans parce que ñoom yëpp exécutif moo ko bëggoon voilà ngeen jàpp si voilà parce que constaté woon nañ ni 5 ans barewul nit mënu ci def lu bari bi président ñëwee moom itam nee na 7 ans dafa bëri nañ ko def 5 ans loolu moo lay wane ni la àddina maanaam constitution loi proposition de loi règlement convention yooyu yëpp du alxuraan du bible nit ñi ñoo koy defar nit nag ni mu matadee li muy defar noonu lay manqué moo tax dañuy defar rek di jekkal rek waaye li am solo mooy assemblée nationale tey ku nekk ku fay ñëw di fa liggéey ak ñun xam nga ni lañ war a def ña ngi koy est-ce que xam nga ni assemblée bi dañuy liggéey façon boo xam dañuy dem ba exécutif bi dañuy dem di boole président de la république di wax ni ñii dañu mel ni ay opposition. mais loolu askan wi gisuñu ko. ah mais askan wi xooluñu ko sax. mais parce que problème mooy yéen question directe yi ngeen jàkkaarloo question d'actualité ngeen jàkkaarloo premier ministre laaju leen ko lu askan wi naqari yéen da ngay ñëw taxaw naan ko di yéen ñu fi nekkoon ñoo fi def lii ñu fi nekkoon moo fi def au lieu que ngeen laaj question yi lu nit ñi di xaar si ñoom bu leerul la ngeen def keneen seen beneen collègue jëlaat tontuwaat mais da ngeen fa nekk di taggaate rek yéen li mel lu fi nekkoon tàccu rek. taggaate moom du ca mën a am loolu test bu bees la boo xamante ni France ñoo ko def ñun première fois bi mooy bërki démb alxames passé lañ ko commencé def te la ca gën a am solo mooy comme validé nañ ko fas ko yéene continuer di ko def waaye du benn jeudi nag weer wu nekk dinañ ko def. parce que nu commencé nii dafa commencé tey xelu nit ñi kon daanaka da ngay xalaat ni kon fukki fan ak juróom yu ne premier ministre ak lu mu doon def moom ak gouvernement am dinañu ànd ñëw assemblée nit ñi poser leen ci question d'actualité yi xew ci réew mi xam nga question d'actualité la ñu wax li xew question d'actualité li xew kon booy poser question ci li xew ngay poser. mais yu xew yëpp ay opposition ñoo ko fa poser. yéen ay taat yu ngeen fa nekkee woon yooyu ngeen fa nekkoon. yow sax dafa mel yow joxuñu la parole keroog. waaw xam nga question d'actualité député bi moo koy bind mooy bind dem déposer su fekkente ni dafa am ñaari député yu bokk benn question bu ñu bind ki jëkk a déposer la ñuy jël question
beneen bi mooy. yow boo doon laaj prévision yow lan nga bu ñu la joxoon pare yow loo doon laaj lu waroon nekk sa question. non xam nga loolu man tey du ma nekk naan la lii moo war a ne sama question mais comme ñun ñoo ngi fi yaa ngi fi maa ngi fi réew maa ngi fi waree sa wala ay dem bu nga naroon a tontu foofu. non xam nga affaire ba sax du tontonte parce que da ngay bind question bi déposé ko ñu sélectionné génne alors que li nga bind loolu ngay wax da xam comme xamoo woon lu ay damboo di bind wala lu war a di bind li am solo mooy doo génn foofu di tontu kenn l'essentiel mooy li ngay wax dafa war a ñor réew mi daal waaw dafa war a ñor réew mi. mais est-ce que tey yaakaar nga ni assemblée bi ñi ngi dox ci loolu rupture bi ñu doon xaar yow. bien sûr parce que bu njëkk ba yaa ngi foon bii yaa ngi foon yan rupture la gis. waaw xam nga 11e législature liggéey nañu liggéey bu metti sax. ak ñoo mënoon a soppi constitution. waaw mais quand même pour nga xam liggéeyu député il faut nga nekk ci biir liggéeyu député dafa metti waaye bii itam ñi ngi liggéey waaw ñi ngi liggéey boo xamante ni il faut que sénégalais yi xool ko liir ko ak yeneen i lonet yu bokkul ak yéen doon liire assemblée parce que il faut nga am xelu lan moo waral changement de lunettes yi. waaw parce que xam nga comme lu nga wax rek député yi lu ñëw ñu wote ko duñu def proposition de loi lu tax duñu def proposé lépp exécutif lay génne. xam nga Seydina tey pour nga def proposition de loi su fekkee ni proposition de loi bi da nga ko bind ba pare te mu war a am ci li nga proposé fu xaalis di génne est-ce que xam nga ni yow yaay proposé fan la ñuy jëlee xaalis boobu. du question da ngay def du loi proposition de loi bokkul ak loi boo proposé tey ñu changer kër gi parce que ni ñu toogee baaxul il faut ñu toj ko il faut ñu def il faut ñu def laa boo paree ku di dara kay da ngay teg dara. boo paree yow yaay proposé xaalis boobu fu muy jógee nu ñu koy defee ak nu muy demee xam nga loolu tey ku ñuy yomb na ci député boo xamante ni kenn nekkul ci sa ginnaaw na la leer ni ministre bi buy ñëw day ànd ak plus de 40-50 kàngam yoo xam ni ku ca nekk directeur général nga fa nga ca sa domaine gis nga ni ministre bi bu toogee bu ñu posé question ci secteur bu mu mën a doon ka yor secteur booba dana bindu tontu ba jox ko kon dooni ministre bi amul mérite waaye ñi ca ginnaawam it am nañu mérite dooni amul mérite am na ko parce que moo tax ñu teg ko fa waaye technicien ya ca ginnaawam am nañu mérite loolu bokkul ak député bi nga xam ne daanaka boo seetaan assemblée danga naan mais ñii expert lan ci lépp di nga wax ci mbay wax ci santé wax ci culture wax ci économie mboolem ministère bu fa jaar di nga ko interpeller ci secteur am te mennum yow la amoo kenn koo xam ne daf lay assister. mais c'est normal ñoom ñoo nangoo rango loolu rango boobu na ma tànkay. soo demee ci yeneen dëkk yi yu développé yi parce que mënuñu quand même di tëkkale France ak Amérique ak Sénégal mais quand même dañuy am cabinet comme ministre bi tous les secteurs daf cay am assistant boo xam ne moo ko bépp dossier bu mu soxla taf ñu génneel ko wax ko ca la ca xew. yow dossier war nga ci am yow yaa ci war a njëkk am yow. maanaam ci yeneen réew yi laa wax ñoom cabinet la ñuy am mais fii Sénégal quand même. yow daal ban na nee Mously Diakhaté nga député nga dem assemblée yow yaay góorgóorlu loolu nag day laaj nga góorgóorlu. waaw day laaj ngay wut xam-xam. waaw parce que nag xam-xam bi mënul ñàkk ba ci loi yi sax tey avortement médicalisé bi nga xam ñu ngi koy wax. déjà ñi ngi commencé naan lambatu suñu diine. ñu ngi commencé di jur coow tamit. mënuñu ko éviter yooyu. waaw xam nga avortement médicalisé dañu nekk ci réew moo xam ne aussi dañu am suñu ay réalité donte nit ñi ngi avorter di ko de manière informelle di ko nëbb di muy am ay dégâts yu garaaw a garaaw mais aussi nit ñi ngi def viol bi mi ngi def ravage ci àddina bi parce que feebar la boo xamante ni il faut ñu xam ni nit ki parce que ki jur doomam ba pare wëlbatiku tëddee ko mu ëmb ca kooku feebar la ki bokk sa jarbaat axiru zaman dëgg lañ voilà mi ngi noonu alors que affaire bi day topp xale bi topp yaay ji mën na ko sax yàqal àddinaam
waaw yooyu mel noonu moo tax ñu nit ñi di ci xalaat mais quand même muy sujet boo xamante ni dafa délicat waaw ba tax na nañu ci dem ak ndànk waxtaan ci ak ñi ñu ci war a waxal consulter ñi ñu war a consulter parce que réew mi li fi am mooy sëriñ si ak ñeneen ñi yor réew mi dégg nga ñu sëriñ si dañu am seen pouvoir boo xamante ni seen pouvoir bopp la am influence ci réew mi lu ñu fiy def te neexu leen kenn du ko def ñun d'accord nañ ci loolu parce que ci ñoom lañu bokk seen njaboot lañu fa ñu nekk ñooñu fa teg du dëgg tey man bu Macky Sall woote woon sëñ Sidi Maxtaar woote Macky du ma gis kon loolu day am lu muy wone ci pouvoir bi nga xamante ni suñu sëriñ si am nañ ko ñuy réew moo xamante ni nag ngëm daf fi sax muy chrétien comme muy musulman mais li ci am solo daal nañ ci wax ba nga xamante ni bu ñu koy def du am benn coow suñu xoolee ba xam ni tamit waruñu ko def ñu bàyyi ko mais daal man daal waxtaan wi d'accord naa ci. yow en tant que jigéen en tant que député yooyu yëpp yow tàng si fas yéene dox. waaw xam nga mbir mu nekk dafa am nu muy doxee assemblée dañu am kilifa. am groupe parlementaire am ay commission alors que tey commission bi yor santé mooy Awa Dia Thiam suñ ci waree def ay atelier de partage war a ànd def plaidoirie ci fi ñu ko war a def moom moo koy organiser man nag danaa participer en tant que membre du assemblée parce que bokkuma sax ci commission santé man économie générale laa bokk ak affaires étrangères c'est pour cela comme dañu am nu ñu organiser woon nu ñuy doxee mbir mu nekk a ko yor moom mooy jël initiative yu mel noonu mais man mënuma jógee fee rek en tant que député la voilà bu ma waxee xëy nañu déglu ma nekk di ci non du demee noonu voilà nangul lañ la ko mbokk yi ba tey yéen seen biir émission dox daje ba fi dal Mously Diakhaté fii ci xalima.com tey ñu ngi ci 3 ans Macky Sall 25 mars 2012 25 mars 2015 ban bilan nga ñuy defal bilan bu positif bilan bu positif ndax Macky dafa jël réew mi 2012 bu nit ñi jàpp ni bi Ablaye Wade di wax ni Macky bu jëlee réew mi en 2 mois du fay salaire yi bu ko kenn jàppee ay waxu campagne lu nekkoon la lu amoon la parce que nag yàlla daa def maa ngi sama 2e mandat xóot-xóotu yàq bi ñu yàq alalu réew mi kooku il faut nga nekkoon ci système bi pour xam ko mu jël réew mi tenir mu mitti nag mu jàpp ba tegaat lépp ci yoon tey boo dee xool mën naa la ni 2 ans yi jàll yépp Macky Sall ci defaraat la nekk moo tax mel ni kuy yàq ci di organiser waat mais ci defaraat boobu muy defaraat yépp teewul le président de la république bi mu jëlee réew mi li mu jëkk a def ku nekk xam na ni réew mi 1960 ak léegi yokk rek la réew mi xam kenn mësu fee xam wàññi amul non seulement dafa wàññi dund bi waaye daf koo tëye 2012 ak 2015 kenn déggu fi dund bi bu yokku loolu nangul nga ma ko mu wëlbatiku benn jëlal moo ñu gën a dina bàyyi rek ma ñëw bu dee ay ñaar dërëm yu ñu doon diggee ay nga xamante ni lu ñu waroon yokk 50 francs ngeen yokk si ñaar dërëm ngeen naa loolu lay wàññi xam nga dama la ni dund bi xam nga loolu moom danga ma koy nangul rek ba pare xam nga loolu moom bi mu jëlee réew mi ak léegi kenn waxatul dund bu si ba tey ba pare tëye ko te wàññi gi mboolem soble bi de waxul loolu état taxe lay dundee xam nga soble bi tey bu seeree état dafa yërëm baykat yi bay soble te war koo jaay mais bu bàyyi woon ñuy importer soble dinaa la wax ne la soble dana jar dem bay jar 125 ci réew mi kilo te kenn du ko jënd mais comme dafa wax ni nañuy consommer li ñuy dundee ñi koy bay su bëggee ñor mu arrêté importer bi ñoom it nañ yërëm nit ñi ndax yërëm leen ak bëgg ñu jariñoo la ñuy liggéey moo tax ñu arrêté importation bi
kon ñoom itam nañu ko xam ni soble bi warul la seer ba yegg foofu parce que bu réew mi àndee yuuxu moo ëpp njariñ benn groupe bu nekk fee pour seen intérêt bopp boo xam ne xooluñu tam njariñu réew mi du dëgg loolu il faut que nit ñi moo tax man la il faut nit ñi xam. d'accord ci côté bi mooy wax mais tey bu ñëwee ci wàllu emploi tey gis ngeen tey ndaw yi tey lañ gën a dëkk si di naan ataaya tey santé baa ngi nit ñaa ngi wóoyu ba tey di dee ci couloir yi. waa xam nga da ngay feebar ñu lay wóorlu ay hôpital boo dem ñu bañ a jël te loolu war nañ ko dépassé. tey si yooyu ngeen war a wax. boo jógee ci loolu. nga ñëw mu wàññi luyaas bi yamul ci wàññi luyaas bi. mais loolu dafa arranger locataires yi déranger bailleurs yi. waaw xam nga moo tax man la su mbooloo yuuxoo population bu ñu yuuxoo mais dangay def la ñu bëgg que benn groupe boo xam ne seen intérêt la ñu xool yemul ci wàññi luyaas bi. dafa wëlbatiku di teg ay kër social parce que dafa xam ni ki doon liggéey jël kër Sicap di ko fay. ci salaire am di dund normal tranquillement confortablement ba mu ca jógee mu xam ne xale yi tey ku ci fayu million ak nangam sax mënoo am kër mu ni ñii dañu war a mën a liggéey kon ba retraité te duñu am kër mu ni phénomène luyaas ak yooyu dafa war a jeex ci réew mi kon damay teg ay kër yoo xamante ni képp kuy liggéey di nga mën a coppati ci sa salaire jël kër gi la nga doon fayee luyaas nga di ko fayee kër gi te bu matee yaa ko moom loolu du yërmande. mais loolu yàgg na fi soxna Mously. loolu dafa jeexoon. loolu kay banat nga ko gën a dégg. plan jaxaay yi nii rek Abdoulaye Wade commencé woon tàmbale woon na ko fii tey ay HLM ak Sicap loolu tax ñëpp am c'était des enseignants ñi ngi fi. xam nga da ngeen def lu bees loo xamante ne. loolu la nit ñi mën a gis xam nga plan jaxaay moom kenn waxul plan jaxaay moom kenn waxul ay waxam. le président de la république yamul. mais société entreprise yi nga xam dañ naan ñi ngi tëj nag. waaw xam nga nit ñi jàpp di tëj ci kaso bi te bari na ay mbir yoo xamante tamit il faut da ngaa boole ñaari tëj yu bokkul. non mais tëj la rek. da nga ni entreprise yi dañuy tëj ñuy jàpp nit ñiy tëj. di tëj waaw. ma lay laaj bu ma ciy tontu. ñëwal ci entreprise yi. bu benn tëjee fukk ubbi. waaw. yamul ci ba pare ndaw yi teel a gën a nekk ci chômage. yamul ci loolu barki dem rek. voté nañu assemblée ci statut des douanes boo xamante ni tey booy créer entreprise doo fay dara. APEX daan loolu nekkoon liggéeyam yéen daa mel ni yéen looy da ngeen làqatu di ko voté yéen. le président de la république ma toog ba yàgg ma ne ko man jaaxle naa parce que yow wàññi rek bi mu duggee ci réew mi li mu jëkk a def taxes yi nga xamante ni nu mu tuddati ci téléphone yi doon jóge extérieur loolu la jëkk a dagg. dama toog ak ma ni ko état comme moom état ci ay taxes lay dundee. mais Global Voice boo ñu koy wax loolu ba tey tey la wàllu gën a ay. dama ni. taxe aéroport yaa ngi ba tey dañ koy wax mais ba tey appliqué duñ ko am réew taxes lañ koy liggéeyee moom daanaka da ngay gis ni taxes yépp mu ngi koy dindi mais boo xoolee ba ci biir. président li nga wax daa muus day coppati fii ne ko pëy fële rek. déedéet lu mu dindi fee yokk na ko fële. déedéet boo xoolee ba ci biir da ngay gis ni. Sénégal pourquoi dund bi metti woon ba sénégalais yi mënatuñ ko woon supporter mooy taxes yi moo cheroon te budget bi nga xamante ni moom la état ba la jëm doon teg assiette fiscale bi attanu ko woon ndax fondement kër gi suñu ko defee pour benn étage wala ñaari étage nga ñëw teg ci juróomi étage mais ñi dëkk ci biir kër gi bu ñu amee xel dinañu xam ni ñoom ñi ngi ci danger. tey boo xoolee taxes yi muy dindi mooy ñi fi nekkoon li ñu defoon ci ay taxes parce que budget bi nga doon dégg ak li muy rëy ak 3000 milliards ak 2000 milliards yooyu nga doon dégg yépp ci ndoddu sénégalais yi lañ ko tegoon loola nag moom lay teggi taxe la état di dundee mais lu raisonnable mag ñi nga xamante ni ay retraité lañu mais bi mu ñëwee dafa yokk seen ay indemnité yooyu ñuy fayu loolu dëgg la wala lu dëgg wàññi impôt bi. moo tax ñu teg ko fi. wàññi impôt bi. ba mu ñëwee ñoo ko yërëm. le président daal ma daal li ma gis mooy.
wala man daal li ma gis mooy dama naan menuisier nee naa la ba tey menuisier kenn du ko jaajëfal si ak table. li ma gis daal ci bilan président bu ma jógee ci loolu. mu wëlbatiku mel ni nag nit koo xam ni dama koy wax ni ko jëw jikkoy murit sax nga yor dangay fekk fu dara newul nga defar ko ba mu nekkul dëkk. xam nga bi ñuy jox Cheikh Saliou xel koom am na ñu ci doon opposé wu waaye defe naa ni bu ku nekk defoon ni moom kon romb nañu tey bu ñuy wax naan autosuffisance en riz lañ bëgg. Seydina man ceebu mbay bi may lekk fii ci sama kër xam nga lu may jënd saako bi 11000 francs su ma demee bay jënd 50 kilos 11000 francs te président bàyyeegu parce que balaa bàyyi dañoo jënd saako ceeb 10 000 francs bërigo bi nga am ko en 20 000 francs tey bu ko defee ñu sant alors ko ci rek loolu ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp parce que nit bu ñëwee di liggéey quand même nga gis ni même bu doon wax rek la gisoo benn fee bu mu def bu wane ni bëgg na li muy def sax war ngaa fexe ba mu dëggal ko à plus forte raison ba nga xamante ni kii li muy wax gëm na ko te bëgg na mu nekk parce que bay dunde moom dafa war a nekk loo xam ni dafa war a nekk suñu yitte ñun Sénégal c'est man problème bu moom ak politiciens yéen li nga xamante dafi nekkoon démb ngeen ko doon ngàññi loolu day woy bi am ba tey ngeen bëgg ko ngeen bëgg ko dëggal tey ji yaa ngi koy wax léegi ci mbirum mbay bi Abdoulaye Wade taxaw na ko fi wax Gowana mais daaw leen ko rafetal daaw leen rafetlu actes yi ñu ko doon posé bu ñu daan wax naan manifestation bu ñu ko fi aayee ngeen Abdoulaye Wade moomul nit ñi daf ñu bëgg a xañ ci liberté bu ñu daan jàpp nit ñi di tëj ngeen naan waru tëj nit ñi mais tey yëpp ñu ngi tëj gars yi ci kaso bi ñu fekk mbëri seen biir kër yi di leen jàpp di yóbbu Abdoulaye dafa woote Gowana daal di woote ndaje mu rëy ca buntu palais ñu exposé ay kaani yoo xamante ni plastique la bu wax kaani plastique de le président de la république bi mu wootee autosuffisance en riz bëgg nga ko bërki démb mu recevoir waa INAC kan ma nekkoon premier ministre boobu kan ba muy teg kaani plastique boobu ngay wax booba Hadjibou Soumaré waaw booba Hadjibou moo nekk premier ministre parce que yooyu bu fa fekkoon président Macky Sall dina ko ni lii ëpp naa def kenn du ko def président non seulement dafa woote autosuffisance en riz waaye gis nga bërki dem mu woowaat waa INAC quoi di leen wax naka la ñuy def ba commercialiser ceebu mbay bi te nag loolu préalable la boo xamante ni daf ko jël mais na leen leer ni ceeb bi duñ ko bàyyi muy yàqu parce que notoriété bi mu am ba mën a arrêter importation wu soble bi am na bu ko duubal ci pour wàññi importation wu ceeb bi parce que ceeb bi ñuy bàyyee ci réew mi fokk ñu lekk ko. mais foog ñu lekk ko ci kaw am na lu ñu ca war mesure d'accompagnement dafa war am parce que am na lu ñu ca war il faut ñu ceeb qualité bi tamit. parce que tànn ceeb dafa xew. yow kay boo ma bàyyee rek ma ñëw dama la ni am na lu ñu ca war ñun. voilà. en tant que état. am na lu ñu ca war mooy fexe ba qualité bi baax. très bien ñu génne ceeb bu dijj bi génne bu sew bi. génne bi ci diggante bi mais aussi fexe ba du am ñaax te du am xeer ceebu tànn sax amatul mais du am xeer alors loolu tey mi ngi ci tànk yooyu te it dina ci def moyens yi nga xamante ni moo ci war a nekk parce que nag moom ci boppam moo ni 2017 dama bëgg ñu am autosuffisance en riz. yow gëm nga loolu yow bien sûr comme ni ñu ko amee ci soble comme ni ñu ko amee ci horticulture le président de la république dama ni. PSE bi mu woote Sénégal képp ci war a jàpp ndax njariñul kese la ndax dafa woote ni kaay leen nu bay woote autosuffisance en riz woote horticulture woo sénégalais yi xamal leen ni li ñuy dunde ci biir réew mi ñun ñoo ko war a bay loolu dafa am solo alors su loolu jàllee dama la ni mi jam ñaajo bii ñuy wax centre bi nit ñi doo dem fekk ab àll rek nga xàll ko ni leen ñëw leen ngeen dëkk ci te yow dëkkoo fa danga fay def lu tax ñu xeemem pas dëkki na la leer ni Afrique ak Europe bu ñuy ñëw Afrique di def conférence mais est-ce que xam nga fu ñu koy defee conférence yi ñuy def Addis boo jógee fii di dem Addis di nga def 12 heures 13 heures de temps pour door a yegg Addis à plus forte raison ñuy jógee Europe ñoom ñii dem Addis ñépp aéroport Dakar Yoff bi la ñuy jaar te lu fa ne centre unité africaine bu mag ba doo nga fa ne amul leneen tey su fekkee def na centre bu mag bi war fi def ay hôtel de 5 étoiles
def fa ay immeuble muy njariñu sénégalais yi nga dem dëkk fa la nga doon fay fanweeri junni ngay fay juróomi junni te bu yeggee nga moom ko mais kooku du njariñ. man c'est que man mënu ma leen comprendre parce que yemul ci loolu yéen même loolu moo nekk autoroute à péage bi ngeen koy ŋàññi. yemul ci loolu dafa jéggi loolu ndax boo gisee aéroport Diass bi ñu war fa def saxaar goo xam ne day jóge ci aéroport ba dugg biir Ndakaaru mu accompagner ko ak ay bus yoo xam ne ticket bi ngay fay ci aéroport ci train bi boo wàccee ticket boobu moom ngay jëlee bis mu yóbbu la fu la neex ci àddina bi yow dem nga Amérique dem nga France. ay dóor ngeen ñuy wax rek. xam nga ni matériel boobu mi ngi fii ci biir port bi presque 1 an xam nga lu tax mënagul a dem mënaguñ koo commencé. parce que matériel yu mag la yoo xamante ni fi mu war a jaar yépp pont yi ñoo fa nekk. est-ce que depuis def ngeen benn commission dem xooli matériel bu lan la wax. laay ba yow tam man lu ma waxantu. dama la ni fi mu war a jaar pont yi ñoo fi ne. xool am mënuñu ko jaarale Lompul du am kee bu mu gaare mënuñu ko jaarale fekk ci biir géej gi amul fu bato bi gaare kon li nga xamante ni tey moom moo ci loolu la ñu nekk. diglu ma wax la liggéey bi rëy bi mu war a def ci réew mi te sénégalais yi war koo xam. gis nga pont yooyu. gis nga xam nga ni yépp la ñuy toj. jàllal la matériel boobu dem yóbbu ko teg saxaar gi mu dugg si biir Ndakaaru ànd ak ay biisam yamul ci loolu pont yooyu bu ñu koy defaraat duñu ko def ay pont yoo xamante ni bu ñu soxlawaatee dañ koy toj dañ koy def ay pont yu méngoo ak jamono dañ koy lonkale dégg nga nit ñi di ci jaar boo ko soxlaa ubbi ko. yéen gis ngeen yéen da ngeen ñëw bëgg a géntuloo mu nekk nii yéen da ngeen ñëw bëgg a géntuloo mais léegi xam ngeen ni Sénégalais yi léegi nag yeewu nañ xam nga ni 2017 ngeen commencé di campagne yi ni gars yi yeewu nañ liggéey leen teg ñu gars yi gis. président de la république yemul ci loolu de. ndax yow boo seetloo ni bi ñu duggee 2015 ba léegi. ay pierre rek lay teg pose pierre autoroute Ila Touba bi. waaw pour waa Touba rek pour Sénégal yépp la. dëgg la. pour Sénégal yépp la. parce que ñii dem Daara. ñii dem Louga. ñii dem Tamba. parce que Touba dafa transversal. alors loolu tey suñu xoolee. daal li muy teg man damay wax ni. kon yow léegi nañu góorgóorlu ñun sénégalais yi. xam li ñu bëgg. li ñu bëgg mooy. soo joxee nit dara. mu di ko liggéey ba nga gis ni li mu doon liggéey mi ngi ci yoon bi. mi ngi ci yoon bi. dañuy am fulla am fayda. jàpp ci loolu ba mu yegg. parce que boo ko fi teggee. tegaat keneen bu ñëwee day nekk di def leneen loolu am solo. mais état continuité la comme yéen li ngeen nekkee di inauguré chantier yi Abdoulaye Wade bàyyi. tey pose première pierre yi ngeen def tey bu leen fi gars yi jëlee 2017 keneen bu ñëwee toog day àggale kii rek. kenn du leen fi jëlee xam nga chantier yooyu. xam nga chantier Thiès yi ba tey yeggagul. su ko neexoon chantier Thiès politique moo tax ñu rek max la bu ko neexoon commencé yeneen i chantier la mu doon def fee pour yeggale ko mënoon naa door yeneen i chantier waaye xam nga loolu mooy gis-gis li ma la ni sénégalais il faut ñu xam li ñu bëgg. parce que xam na ni. lii ñu commencé pour réew mi la. moo waral bi mu ñëwee mu yeggale ko di door ay chantier kon loolu mooy wane ni état continuité la. ci loolu laay saraxloo. xamal la ni moo tax ñu ni. dañu seetlu ni état amul benn journée culturelle annuelle ba muy organiser. ñu ni monument bu rëy bii di renaissance africaine. seen xërëm bi nga naan ngàññ yéen ñii. ñun ñoo ko doon diaboliser. daan xërëm lépp ngeen wax. non xam nga ñun dañu doon opposé wu. opposition lañu woon boo xam ni dañu wéetoon ci assemblée ba parce que ñetti nit rek lañ fa woon muy man Ndeye Fatou Touré ak imam Mbaye Niang imam moom ba tey d'accord sax ci monument bi mais bu fekkee doxkat ngay tey génn ci àddina bi di nga gis ni. ginnaaw pyramide d'Égypte amul benn monument ci àddina bi boo xamante ni am na infrastructure yu mel ni monument renaissance africaine bi loolu benn la beneen bi mooy tey gis nga ferraille France bi ñu koy defar ñaata doomu aadama ñoo ca dee. Tour Eiffel ngay wax. waaw ñaata doomu aadama ñoo ca dee buñ la waxalee historique bi
dañu demoon ba France gépp ànd di wax ni ferraille bu bon bi mi ngi jeexal suñu doom te bépp monument bu ñuy wër di ko seet di ko visiter nga xam ne les grands intellectuels comme dem nañ bay teqale monument daal ay Tour Eiffel ak ay dama ni xam nga les grands intellectuels comme vous su ngeen demee ci réewi tubaab yi di bu ngeen duggul ci yenn lieux yi di xool statues yeeg yenn fa def ak yooyu da ngeen di mel ni dootu leen ay intellectuel parce que bu ngeen toogee fa ngeen argumenté ci ñoom xam na ni lu mel nii amul fenn ginnaaw pyramide d'Afrique pyramide d'Égypte loolu moo waral ñu ni pourquoi pas ci loolu ak ni tourisme bu amee problème ñun duñu jaay suñu réew mi ci monument bi ñu créer trophée renaissance africaine boo xamante ni au niveau d'Afrique lañ koy def mais premier test bi Sénégal lañ koy def ba xam contraintes yi bu ko defee nag ñu amplifier consolider les acquis c'est pour cela ñu ni tourisme bi dana ci suqaliku dina nekk rendez-vous boo xamante ni li nga ci frais lañu tere woon ca FESMAN ba dana ko doubler juróomi yoon wala juróom benn yoon te amoo ca woon dara bii nag dana suqali tourisme bi ba pare dina jox état semaine week-end culturel boo xam ni chaque année daf koy organiser fii ci Sénégal Afrique yëpp di ci participer mais à l'intérieur du pays chaque département am nga sa journée culturelle annuelle ñu fexe état di leen subventionner économiquement day ñëw culturellement day ñëw tey danañu delloo ci suñu démb ndax nit ñi mënoo leen a yar lu dul ci culture mënoo leen a yar lu dul ci culture mënoo leen a delloo waat ñuy ñoom lu dul nga jaarale ko ci message yu culture ciy woy ciy taalif ci riiti ci ndaw ràbbin loolu mooy idée wu trophée de renaissance africaine du ñàkk dinañ amaat beneen jamono boo xam dinañ ko gën a waxtaan parce que mois de juin nga wax waaw c'est le 7 le 6 le 7 le 5 le 6 le 7 temps bi ñu xoj fu njëkk ni sax question bi mooy mujjee yow sax mooy avenir Mously ci wàllu politique ndax da nga fas yéene sa ngir dund yëpp nekk député kase yéen bu ko kese wu yaa ngi may xeeb di dama laaj rek parce que yow dafa mel ni tey jii sa parti bi nangoo dem APR bañ lay député rek dañ la xawee ndombo tànk mouvement bi nag mouvement de développement ku naan mouvement kay yaa ngi xalaat jëm ëllëg jël réew mi xam nga dama wax ni li jëm ci wàllu politique bu dee fii ci commune bi ci kàttanu yàlla fasatuma fi yeneen ne bokk ci liste buy nekk ci commune bi parce que soo faloo ci ab commune ñetti yoon li war mooy nga bàyyi alors que nit ñi dañ doon liggéey di la fal da nga war a liggéey fal leen mais aussi ñu préparer relève bi xale yi ci suñu suuf ñun il faut ñu jàppale xam nga lu ma gëmul Seydina maanaam di liggéey di politique ba màggat te amoo kenn ku la remplacer kooku échec la danger la alors que xale yooyu il faut que ñu jàng kon dañ leen war a accompagner ci bi ñu koy man ñun ma wax la Seydina man su ma amee 60 ans damay bàyyi politique loolu na leer parce que loolu laa gëm ci jigéen dama gëm ni jigéen bu amee 60 ans dafa war a bàyyi nekk ci terrain politique bi di ko xëccoo ak ay sëtam parce que man mii ngay xeeb maye naa sama doom xew ma la de dégg nga man mii ngay xeeb nii xew ma la de man moom au contraire dama la moom parce que sa jàmbaar bi ngay wane ci assemblée ba nationale beneen bi nag mooy ndax député rek laa nar a doon ak yooyu député gi nag moom moo ma gën a ñor lépp ndax xam nga lu tax réew mi ma ko jox xam nga député moom day domba gu garanti koo xam ni tey soo deful dëli bu waral ñu dindi sa immunité parlementaire 5 ans nga fiy def pour nekk député te la ca gën a neex mooy askan wi ngay toogal askan wi ngay waxal quant à yeneen cër yi nag comme nit a koy jox tam mënoo foqati nit ni ko yow jox ma bii cër loolu benn la ci beneen bi ci des xëy na ak sama français bi nga xam saa yu ko Molière déggee yëngatu xëy na fii rek mi ngi ciy sànq mi ngi ñuy fëgg waaw xëy na loolu bokk na ci li nga xamante ni nit ñi dañ koy gisee comme handicap mais pour man du handicap pour man malheur la pour le pays parce que tey boo demee Brésil premier ministre
solidarité nationale le meilleur ministre solidarité nationale jaaykatu kakaawet la woon maanaam ku daan jaay caaf toog ci koñam di jaay caaf yaa ngi dégg lu laa ñëw jël ko def ko ministre solidarité nationale c'est le meilleur soo demee Côte d'Ivoire gi seen commissaire kii ba xam nu tudd xaw ma nan jara deful mësta dugg école yaa ngi dégg kon tey li am solo mooy nit ki li muy produire li muy génne kon yow ñu ngi xaar Macky Sall jël def la ministre man li ma soxla tey ci kàttanu yàlla mooy liggéey réew mi ca maa nga jar parce que Macky li bu fekkoon ni pour jël ma def ma ministre rek laay xaar ci moom kon neneen laa ko doon waxee ndax li mu man moom te def ko te war koo def na ko mooy réew mi ñoo may fal député mais le président de la république dafa wëlbatiku jël titre ministre dolli ma ja parce que secrétaire élu la ma def te secrétaire élu rang ministre la. mais la mooy sa complicité ak Macky Sall parce que dama gis da ngeen jege trop même tey kër gi ay photo Macky Sall lañu gis partout waxtu man sax këru Macky lañ ñëw lan mooy seen diggante da ngeen am benn complicité lan. xam nga man ku ne xam na ni bu ma faree rek far naa. ok. man su ma faree dama far naa su ma farul ak yow sama yoon nekkul ci yow du ma la toppatoo mais nag ki ma faral moom ku ma jege xam ni man kii laa faral loolu xaw ma nu ma ko tuddee mais en tout cas daal du ma far ñu naan far na wala farul man daal Macky laa man daal Macky laa faral yàlla jox na ko réew mi dama gëm ni man ci sama bopp man dama am rôle bu ma ci war a jouer pour que Macky Sall réussir am bilan bu positif pour que sénégalais yi joxaat ko deuxième mandat mu terminer génn par la grande porte loolu pour man tey bu Macky yàlla tere bu Macky échecgee man maa échec waaw bu Macky échecgee man maa échec pour cela affaire bi maa ko yoral sama bopp di ko doxalal sama bopp xam nga Macky xaw ma nu ma jàppe de mais man xam naa ni ma ko jàppe voilà dëgg la mbokk yi taa waxtu bu ñuy cërloon ci wàllu ci émission bi jeex na da ngay tàggatoo yow di bu ma def nii tàggatoo la yow li ma war a wax lépp di tàggatoo la xam nga temps bi la waaw kon xam naa da nga wax ba ñu indi la sa facture wax doo am foo ko fayee waaw kafate ne la damay bañ a jeexal voilà may tàggatoo la kon nag maa ngi sant yàlla aussi di la remercier Seydina di remercier équipe bi nga yor bi nga àndal parce que tey li am solo ci biir réew mi wax naa la ko mooy ku nekk fa nga nekk nga def ca la nga ca war a def bu ko defee Sénégal yépp naat muy njariñu askan wi ndax soo deful li nga war a def di xaar Macky Sall mu ñëw defal la ko du la ko mën a defal beneen bi mooy am na lu ma bëgg a dénku mooy lu jóg rek ñu ngi woo président de la république macha allah cër la boo xam ne yàlla moo koy jox doomu aadama nañ ko jox cër bi nga xamante ni mooy wàccuwaayam dafa teg ay ministre teg ay directeur teg xam nga tamit ministre yoo xamante ne gis nga keroog président premier ministre moom ñuy assemblée lu mu wax mu ne gis nga yow damay tàggatoo bul yegg sama tàggatoo bul fit su li yow ministre yoo xamante premier ministre yow lu ñu wax ñu ne xalaatu président la kay balaa caag dañuy wax ko borom xalaat directement keroog premier ministre ñaata la wax ni xalaatu président la ñuy waxee waaw xam nga da doon tontu rek parce que président de la république bu dee lu mu wax mu ne xalaatam la kay moom mooy définir politique économie wu réew mi jox premier ministre ak i ministre am ak i directeur am ñu exécuter mais li nga xamante ni préfet bi wala sous préfet bi ci koñ bi moo ko war a régler nga di ci woo président de la république loolu mooy yow yaa ngi tuutil sa bopp parce que tuutil sa kilifa mooy tuutil sa bopp nit ñi il faut ñu jëlaat seen ay responsabilité li chef de quartier bi war a lijjanti ñu dem ca chef de quartier parce que loolu moo tax ñu teg ay délégué de quartier teg sous-préfet teg préfet teg gouverneur door a yegg ci ministre dooral li fi jaar lépp nga door a dem ca président de la république xam nañ ko alors loolu tey sénégalais yi ñun ñëpp nañ ci am fula am ci fayda dooleelaat suñu institution yi ndaxte dañuy wax ni les personnes dañuy dem waaye mais les institutions demeurent kon nag nañu delloowaat fulla ak fayda citoyenneté ak bëgg suñu réew suñu bopp parce que suñu bopp lañ koy delloo message bi am na solo ma leen gërëm di leen sant si teewlu beeg teewlu bi ngeen amoon doon di seetaan seen émission dox daje fii si rajo Xalima di gërëm équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndal ñoom ñëpp donc di leen jox dig daje ba mardi prochain incha allah ci beneen numéro ak ci beneen kan jërë ngeen jëf